RFM matin 7h40 sunu gan Chamsidine Aidara salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar maa ngi lay nuyu. di la gërëm ci teewaay bi yow doom nga ci Nassardine Aidara mooy góor googu nga xam ni ràññee nañ ko ci mbirum Lodiola ba mu suuxee ak revendication njaboot yi moom sax léegi dafa xaw a retiré wu tuuti ci wàllu scène médiatique bi yéen ngeen jël lenge yi ndax moom ci biir njabootam ñeenti nit ñoo suux ci bato boobu ñàkk ci seen bakkan di Souleymane Fatou Aliou ak Bachir Souleymane sax yow yéen a bokk ndey ak baay ngeen di doomu kon Nassardine Aidara ba yëf yi xew atum 2002 26 septembre 2002 juróom-ñaari at nga amoon noonu la. noonu la juróom-ñaari at laa amoon bu bato bi di suux ma ñàkk si samay ñeenti mag tey jii ba tey mu doon loo xam ne naqar la mais ñun ñii ñëpp nekkoon ndaw jamono jooju màgg nañ te war nañ mën a teew fii tey waxal suñu bopp wax suñu naqar. juróom-ñaari at nga amoon 2002 ba yëf yi xewee xamoon nga ci daraam. bu yëf yi di xew maa ngi fàttaliku boobu ñu ngi Ziguinchor jour boobu doon na loo xam ne dafa diisoon trop dañoo yeew si suba si ñu yóbbu ñu kër suñu benn voisine sorewuñu woon trop port bi donc ñun waxuñu dara parce que dañoo ndawoon wante tamit doon na loo xam ne suñu gisee agitement bu am yëpp dinañ xaw a xalaat ne am na lu xew loo xam ne diis na trop gis nañ mag yi di jooy gis nañ lu xew man bu loolu amee sorewuñu woon port man dama génn dem ba si port bi parce que boobu on n'avait pas le temps surveiller wu ñu trop ma dem ba si port bi daanaka fa laa yenn. da nga rëcc génn. damaa rëcc génn. ma dem ba foofu ma toog xaw moon exactement lu xew wante si sama xol dafa mel ni am na loo xam ne yëgoon naa ko donc fa laa toog ba ngoon ma soog a ñibbi kër ga. bu anniversaire Joola jibsee biir njaboot gu mel ni yéen nga xam ni ñeent ñoo des ci bato bi ban ambiance ban melokaan la njaboot gi di am rawat na fukki at ak juróom-ñaar après. fukki at ak juróom-ñaar xam naa ne ak jour bi si boppam sax lépp day mel ni daanaka benn la si suñu xol yi parce que naqar bi mënu si jógee tey jii suñu toogee le 26 septembre su jotee ñun luy suñu warugal rek mooy def ay ñaanal suñuy mbokk yoo xam ne des nañ si bato bi naqarlu ko mais tamit taxaw am yaakaar ne nguur gi war na mën a def lépp loo xam ne pour lu mel nii mën fi bañ a amati. Georges. na nga bi mbir mi di am juróom-ñaari at nga amoon xëy na da nga rëccoon kër ga dem ci wetu port ga yow kañ nga rendre à l'évidence que lii moo xew dañ la ko nettali wala yow ci sa wàllu gëstu bopp moo tax nga xam ko wala da ngay màgg rek dégg mbir mi ni ñu koy organiser que liñ ciy waxtaane xam ne lii moo amoon. jàpp naa ne man si saa si xamoon naa ko ndax tey jii mën nañ wax ne xale samay souvenir peut-être que xaw nañ jaxasoo ndaxte ndaw laa woon wante lu leer ba leer mooy veillu départ bi man dañ ma nax parce que dama daan jooy ne damay ànd ak samay mag si bato bi ñu ne ma léegi dematuñu ñun ñëppay ànd jël oto bi ñu nax ma ba ma dem tëddi wante sama guddi boobu ba bu may yeew mi ngi mel ni damaa yëgoon ne dafa am lu xew donc balaa sax ñu ma koy wax man day mel ni dama yëgoon naufrage bi tamit buñ demee bu ma gisee mag yi nu ñuy doxalee gis naa après buñ dellu see Dakar ñu def sarax donc loolu soxlawuloon sax ñu wax ma lu xew xamoon naa lu xew. mais paa bi Nassardine Aidara mooy sa papa dignité bi mu àndal ci yëf yi ci melokaanu yu mu wane bi yëf yi amee ku ñàkk ñeent nit ci bato bi loolu moom nu mu ko mënee lan mooy force am ci taxawaay bi mu am ak dignité bi mu am ci yëf yi. force am de man mii sama bopp maa ngi koy laaj parce que xam naa ne loolu doon na loo xam ne diis na trop wante tamit dañoo doon ay jullit yenn yi su amee naqar su amee nu mu munti métti dañu war a tamit delloo suñu xel si yàlla ñaanal suñuy disparu xam ne tamit ndogal su amee jaam mënu si dara wante loolu tamit teewul ñu mun a taxaw am regard critique
jéem a xalaat lan moo ko indi lan moo ko waral jéem a progresser jéem a construire ci kaw loolu daanaka mu doon naqar bu diis trop wante waruñu ko di bàyyee noonu. dinañ wax ci li nga xam ne moom ngeen jàpp ni nguur gi war na koo defu ko lu ci manqué lan ngeen bëgg ndax lu ci mel ni fii ci corniche bi ba ngeen ñu taxawal fi benn bërëb boo xam ni moom la ñu war a fàttali ko Joola kilifa yi nañ avancé nañ ci waxtaan ci kanam xool fu mu toll mais ba tey bu ñu desee ci njaboot gi njabootu Nasarudine Aidara moom ba yëfi xewee ñuy dàmp ñi lorule ñu ne képp ku ci faatu dinañ jox sa njaboot 10 millions moom ñu jox ko 40 millions mu ni ñoom yéen seen njaboot du laal loola ndax da ngeen ko baaxoo cosaanoo ko ne daal du ngeen laal xaalis boobu. waaw peut-être que wàllum indemnisation doon na loo xam ne peut-être ñenn ñi dañ ko prioriser plutôt désolé wante ñun ñi suñ jëm bopp du xaalis moo ñu soxal tey jii xam naa ne koo xam ne ñàkk na 4 doom loo ko munti jox ci xaalis mënul jëndee bakkenu doomam yooyu tey jii loo ko munti jox ci xaalis loolu du faj naqaram donc xaalis boobu yiteeluñu indemnisation boobu soxaluñu moom lu mu bëgg lu mu yàgg bëgg te ba tey ci loolu la nekk mooy que yoon am ci wàllum dossier boobu avancé nit ñi mën ci tirer ay leçons parce que ay doomam ñàkk na leen bu pare du xaalis moo leen di delloosi. loolu wane doole gi nga xamante ne xëy na moom ci wàllu boppam am na ko Babacar laaj na la ko sànq sax fu muy tibbee force boobee mais est-ce que ni mu koy tibbee ndax ci waxtaan ci mbir mi ca kër ga la ndax nee nañ mbir pour nga mën kaa évacuer wala nga mën kaa dékku faw nga koy waxtaanee. xam naa ne waxtaan mënu ci ñàkk peut-être à l'époque ak sama yaay ak peut-être ay xaritam ak yeneen mbokk wante xam nga man boobu xale laa woon. yenn waxtaan yi doo ko amal ak xale parce que day doon loo xam ne tamit lu diis la trop xam naa si ñu ko jàppale tamit tiire na si ay force parce que loolu bu mu amee mbokk yi ñëpp dañ ñu taxaw ñu jóge fépp si Sénégal ñenn ñi sax di jóge Europe ñëpp jël taxawuñu si drame boobu parce que dañ doon famille boo xam ne famille bu large la famille au sens traditionnel du terme te loolu tamit da nga siy puiser force bu bëri ak tamit sa gëm-gëm nga delloo sa xel ci yàlla. am na loo xam ne dañu jàpp dañ koy sàggane Sénégal lu ñuy wax suivi psychologique est-ce que yéen njaboot gi nga xam ni ñàkk ngeen ñeent ci yéen ci suxuk Batalo Joola loola amoon na jamono ji est-ce que mu ngay wéy di am est-ce que mës naa am. man de sama wàllu bopp musuma ko gis léegi nag su dee am na feneen tamit yéguma ko mais tamit gëm naa ne suivi psychologique baax na trop wante tey jii doon nañ ci société boo xam ne macha allah alhamdulillah nu ñuy dundee en famille nu ñuy dundee en communauté loolu rek premier pas la vers un suivi psychologique parce que mbokk yi duñ la bàyyee noonu te loolu tamit c'est très important mais su loolu weesoo c'est effectivement suivi psychologique boo xam ne dañ koy def par des professionnels loolu doon na loo xam ne mën na dimbali ñu bëri parce que ñëpp amuñu même doole am na ñoo xam ne peut-être mën nañ garder seen calme mën nañ relativiser même face à la douleur mais am na ñoo xam ne loolu dina doon loo xam ne day diis ci ñoom day métti ci ñoom donc soxla nañ suivi boobu. ci wàllu li nga xam ni moom mooy taxawaayu nguur gi ci dossier bi ne ngeen da ngeen bëgg yoon am ci yëf yi. dossier bi léegi justice Sénégal classé na ko France sax ñam doon topp ci ay kilifa jamono jooja bàyyi na topp googu lan ngeen bëgg mu am nag fi ñu toll nii. waaw wàllum justice bi gëm naa ne wax nañ ko lu bëri ñëwaat nañ si dossier bi classé nañ ko sans suite wante doonul dossier boo xam ne tey jii yoon mënu ko àtte tey jii suñu amee benn gouvernement boo xam ne jël na yëf yi ne lii de mën nañ ko àtte gëm nañ ne loolu yoon dina si mën a def liggéeyam et donc volonté politique la rek te gëm naa ne justice tey jii war nañ sax rus toog di waxaat encore si yëfu justice war nañ rus toog di wax ne tey jii près de 2000 personnes jot nañ ñàkk seen bakkan te yoon Sénégal àttewu ko loolu rus la si suñu dëkk bi te war nañ mën a def lépp loo xam ne suñu doole la pour que justice boobu Sénégal def ko. kon da ngeen jàpp ne ba léegi muy ñi fi newoon
ak ñi fi ne ba léegi manque de volonté moo fi ne ngir ñu leeral mbir mi. ah loolu la ñu mën a wax parce que loolu la ñu gis nañ ne tey ji nguur am na doole boo xam ne su bëggoon mbir yi jëm kanam rek dina jëm kanam donc suñ toogee ba tey jii ñuy wax wàllum justice suñ toogee ba tey jii mënuñu àtte lépp lu dem si Joola mënuñu situer responsabilité alors que ay rapport amoon na am na yu bëri yoo xam ne jot nañ ko si wax wante ba tey dara donc jàpp nañ ne loolu volonté politique dong la ndax ñu fi nekk tey tamit comme ñu fi nekkoon démb bugguñu dossier boobu ñu jugé ko. mais est-ce que justice boobu buñ ko leeralee lan la mën a def ci ñi nga xamante ne ñoo lorule ci bateau Joola. lu bëri la d'abord balaa sax may wax si ñoo xam ne ñoo lorule si bateau la Joola naa wax d'abord si société bi si boppam parce que damay jël au sens large du terme tey jii catastrophe bu mel nii am na nguur gi moomoon bateau bi moo ko daan gérer am na près de 2000 morts tey jii baax na sax même pour les gouvernements futurs même pour les générations futures pour ñu mën a xam ne tey jii suñ la dénkee dara ba affaire bi am nu mu fa demee yow mi yoon dina dal sa kaw parce que loolu tamit bokk na ci responsabiliser plutôt suñu ndaw yi ñu mun a xam ne fii ku nekk ci sa liggéey ku nekk ci loo xam ne dénk nañ la ko tey jii su amee lu ci xew yoon dina ñëw dal sa kaw. mais yoonu Sénégal lu tax mu ni dafa classé dossier bi sans suite dañ ni responsabilité commandant bateau bi la te comme dafa des ci biir accident bi moom it bakkanam da caa des kon mënee surtout a def dara loolu la ñu wax ñoom comme argument justice Sénégal. ngeen baal ma mais jàpp naa loolu prétexte la rek peut-être que ñenn ñi dañ ne bon waruma wax loolu xaw ma ci dara peut-être mais loolu prétexte la rek parce que commandant bi dafa des ci bateau bi donc victime la avant toute chose victime la moom mii loru na ay mbokkam loru nañ ñàkk nañ donc avant toute chose victime la moom tamit dafa soxla justice donc ñu jël yëpp teg ko ci kawam gëm naa ne loolu ay prétexte la rek pour ne pas juger te bu loolu weesoo dem nañ ba benn moment ñu jëlaat dossier bi ñu wax ñu ci ne am na prescription maanaam dafa defoon plus de 10 ans et que mënatuñ ko juger te loolu yëpp ay prétexte la rek tey jii suñ ko bëggoon def mën nañ ko defaat. léegi ci wàllu seeni revendication bokk na ci mémorial Joola bu ngeen bëgg ñu sanc ko fu mu toll kilifa yi engagé woon nañ ci buñ fàttali ko daaw bi ñuy màggal anniversaire suuxuk bateau le Joola. waaw daaw am na lu ñu ci jotoon wax avec le ministre de la culture de l'époque. Abdou Latif Coulibaly waaw amoon na engagement yoo xam ne jëloon na ko mu waxoon ne fileex 31 décembre 2018 les travaux dinañ commencer pour benn mémorial foofu ci Ziguinchor ba tey ñu ngi koy xaar gisaguñ ko mais nañ fàttaliku tamit ne promesse yu mel noonu ci affaire mémorial bi dige yooyu def nañ ñu ko plusieurs fois du loo xam ne lu bees la ñi ngi fàttaliku place du souvenir boo xam ne buñ koy tabax maître Abdoulaye Wade waxoon na ne boobu day doon place boo xam ne pour naufragé du Joola la woon ñu naroon ci tabax mémorial musée boobu ñuy laaj te gis nañ après nu mu fa demee donc ba tey ñi ngi xaar jàpp nañ ne loolu tamit manque de volonté peut-être lañ ci wax wala ay yéexaay xaw ma yéexaay yooyu lu ko waral peut-être ñoom ñu mun ci indi ay leeral da ngeen a jàpp ne nguur gi dafa bëgg a effacer mbiru Joola ci boppu nit ñi. loolu moom dans tous les cas loolu c'est un fait avéré parce que soo gisee doxalinu nguur bi soo gisee nguur gi nu muy def ba pour bañ a impliqué wu même à fond ci dossier la Joola day wone ne ñoom erreur yu ñu defoon ba bateau bi suux loolu lañ bëgg a effacer de l'histoire alors que histoire du ko mës a fàtte doon loo xam ne tey jii ñun suñ fi jógee suñuy doom dinañ fi ne ñoom suñ fi jógee seen doom dinañ fi ne te ñooñu ñëpp dinañ leen raconter le Joola parce que dafa bokk ci seen histoire et une société mënul construire di fàtte histoire am. mais est-ce que aussi quelque part bon waxuma looloo am donte sax manque de volonté ngeen gis mais li waral yéexaay wi xëy na est-ce que bokku ci itam ni yenn kuréel yi yëngu ci mbir mi ni ñu bokkul gis-gis ci conception bi ñu am ci mémorial bi. non te loolu fës na fan yee ñu weesu fële ca Ziguinchor biñ fay daje. loolu de peut-être que da nga am information bu ma yëgul mais man en tout cas tey jii su ma fi toogee dama fi toogal comité boo xam ne dafa boole
association yu am famille de victimes yëpp fii Sénégal collectif bi ak association nationale bi boole orphelins yi boole association française bi donc ñun ñëpp benn mbooloo lañ te suñuy def préparatifs yi ñun ñëpp ñooy ànd ñun ñëpp ñooy ràccandoor ñun ñëpp ay dóorandoor donc tey jii gëm naa ne bon suñuy wax ay division ak yooyu gëm naa ne loolu amul suñu biir mais mën na am tamit comme même da ngay gis sax ci famille ay désaccord mën na am loolu du weesu loolu mënul ñàkk mais loolu yëpp du ay division te du loolu moo waral yéexaayu mémorial musée bi. Le Joola xam nañ ni càggante doomi aadama ak nguur xëy na moo indi jëye ji ba luy tolloog 2 junni doomi aadama ñàkk ci seen bakkan bu ñu gisee tey nii mel ni sénégalais yi jëlewuñ ci njàngat ba soppi doxalin yéen nu ngeen gisee loola xoolal rek tali bi ni mel fan yi diggante démb ak bërki démb rek 10 nit ak ñaar faatu ci accident juróom-ñeent ci Louga 3 ci Ila Touba bi comportement sénégalais yi ba bato bi suuxee tàmbale woon mel na ñuy changé mais ñu delluwaat ca melokaan wañ leen xamee bi indi càgganteeg loraange noo gisee loolu. loolu doon na loo xam ne naqari na trop wante tamit lu koy expliquer mooy le fait justement que jànguñu leçon wu joolaay te pour jàng leçon joolaay tamit suñuy laaj yi doon na lu am solo parce que su justice amoon tey jii dinañu permettre ñu gën a mën jàng leçon yi parce que mën a explorer cause yëpp mën si tirer des leçons suñu defoon mémorial musée dina permettre mu am loo xam ne dinañu fàttali parce que si mémorial bi ñi ngi siy daan wax centre sur la sécurité humaine et la prévention des risques loolu yëpp bokk na si loo xam ne war nañu mën a aar tey jii balaa ngay jàngat ay leçons nga mën a xam cause yëpp nga mën a xam lu ko waral nga mën a am loo xam ne taxaw na fi pour di la fàttali ndax ñu bëri ñoo xam ne tey jii ay jeunes lañ fàttalikuwuñu la Joola tey jii suñu amoon loo xam ne moo leen di fàttali leçon yooyu dinañ ko mën a gën a approprier wu mën ko gën a appliquer te gëm naa ne loolu moo tax nguur gi war si gën a taxaw pour point yooyu mu mun ko def. li ci jeexalee mooy wàllu génne bato bi. njaboot yi moom la ñuy sàkku 12 nañu génne bato bi nguur gi tànqamlu wala léeg-léeg mu ni amuñu moyens yi te at mu jot bato bi gën a dem ci suufu géej gi loola da ngeen di wéy di ko revendiquer pour mën a dalal seen xel ci yëf yi wala da ngeen bëgg def ni nguur gi bàyyi ko noonu. ba tey ba suba dinañ ko revendiquer ndax man maa ngi koy wax maa ngi koy répéter daaw ba ren du suñu aada du suñu cosaan tey jii nga ne da ngaa am say mbokk yi nga ñàkk ci géej bi nga ne déet naa leen fa bàyyi noonu rek loolu gëm naa ne ñun ñëpp sénégalais kenn du ko ci nangu ci ay waajuram ci ay mbokkam donc génnee bateau bi dafa am plusieurs dimensions am na pour def le deuil am na famille yu bëri yoo xam ne tey jii suñu génnee woon bateau bi génnee épave bi loolu dina leen permettre ñu dem de l'avant également pour la question historique du musée doon na loo xam ne tamit mën na doon site de recueillement ñoo xam nañ ne ñii de fii lañ ñàkkee suñu mbokk yi ñu mun fa di dem mën a xamal tamit suñu ndaw yi et pour ëllëg tamit suñu société bi. jërëjëf Chamsidine Aidara fàttali ni bokk nga ci mbootaay yi nga xam ni ñoo ëmb ay njabooti ñu loru la ci bateau le Joola mbootaay yooyu bokk na ci bi sa wayjur wu góor sos Nassardine Aidara mi nga xam ni kon ñeent ci njabootam ñoo des ci suuxuk bateau le Joola bi amoon le 26 septembre 2002 tey moom 12 jaajëf Georges Déthié Diop jàngeen jëf itam yéen mbokk yi ñu topp ci suba ak léegi ci RFM ak ci TFM ci RFM matin yéen ndoog jàmm